mbokk Thiénaba TV mi ngi jaar ci YouTube nag day kër goo xam ni dalloo na télévision yu bari waaye télévision ba ëpp fayda mooy ba ëpp ñu ko seetaan ba ëpp ñu ko abonné ba ëpp ñu cay commentaire kon mbokk yow mi seetaan ba pare aboneel ngir dolli ñu chance ñu gën a jëm ca kanam bësal cloche bi dara bañ laa raw waaye commentaireal ngir mbir mi gën a am fayda. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuhu ñu ngi sant yàlla di julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu mbokku téléspectateur u Thiénaba TV di jiital ci nuyoo bi le xalif général Baye Serigne Abdourahim Seck di ko ñaanal yal na yàlla yàggal ko suñu kanam te wéral ko jël nuyoo njaboot gi di ko teg ci loxoom waaye nuyoo kilifa diine yi nekk ci réew mi yëpp di ko teg ci loxoom wàcc nuyu njabootam Serigne Cheikh Amadou Seck imaamu ratib bu Thiénaba ak ñi mu bokkal liggéey bi nuyu Serigne Alsane Niana Seck chef de village ak ñi mu bokkal liggéey bi waaye nuyu monsieur le maire jaar ci moom nuyu monsieur Ndiak Sarr sous-préfet bu Thiénaba ak ñi mu bokkal administration bi nuyu son excellence le président Macky Sall mbokku téléspectateur yu Thiénaba TV ñu ngi def benn doxantu ci biir commune bu Thiénaba gunge nañu monsieur le maire Talla Diagne mu ànd ak délégation boo xam ni délégation bu am solo la ñu wàcc fii ci village bu ñuy wax Ngomène bu ñu nee Ngomène nag xel dina dem ci projet boobu ñuy wax Fadema SA Fadema SA bi nga xam ni monsieur Youssou Mbergane moom moo ko samp fii ci commune Thiénaba di fi def wàllu agriculture Fadema SA bu monsieur Youssou Mbergane macha allah ñëw nañ fi fekk fi responsable bi nga xamee ni moom mooy Moussa Guindo moom moo ñu teeru moo ñu dalal moom la ñu war a àndal def benn visite ci biir tool bi ñuy nuyu imam bi nga xam ni mooy imam Mbaye Ngom bu kër bu Ngomène di nuyu tamit ki nga xam ne moom mooy Dan Ngom fekk nañ ko fii ci tool yi macha allah muy coordonné moment bi ñu toll nag bi ñu ñëwee ci tool bi ñu ngi fekk ni tool bi soble dinañ ko liggéey dinañ liggéey tamit wàllu pomme de terre ñu ngi leen fekk ci wàllu récolte soble ak récolte pomme de terre ak li nga xam ne moom mooy mise en place bi mise en sac mooy fexe ba def ko ci sac yi dugal ko ci oto yi fexe ba commercialiser ko kon dañuy leen ubbi rek dañuy ànd ak monsieur le maire ànd ak ñi nga xam ne ñoom la fekk ak délégation bi ñu àndal bu ko defee dugg ci tool bi dafa leen benn reportage boo xam ne dañuy bokk mbégte mi ak téléspectateurs yi ñuy seetaan. delluwaat jaajëfal leen yéen ñi ànd ak waa Thiénaba TV waxoon nañ leen ko léegi bi ñu duggee ca buntu ba ñu ngi taxaw fii ci projet bii di Fadema SA bi nga xam ni monsieur Youssou Mbergane moom moo ko jiite macha allah bi ñu fi ñëwee nag dalal nañu ki nga xam ne mooy Pape Ousmane Diédhiou ak ànd na ak monsieur Bakhayokho ànd na aussi ak monsieur Moussa Guindo ñu ñëw rek ñoom ñoo nekk suñuy guide ci biir tool yi monsieur le maire Talla Diagne ànd na ak sëñ Mamour Seck conseiller municipal waaye ànd ak ki nga xamee ni macha allah moom mooy Adama Diop di directeur cabinet fekk nañ fi monsieur Dan Ngom moom tamit mu taxaw fi rek di jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ànd ak sama impaañ soxna Awa Gaye ak délégation bu forte ak Ibrahima Diagne ak ki nga xam ni tamit mooy Ibrahima Dieng ñooñu la ñu àndal ñëw fii ci tool bi nga xamee ni dañ fiy liggéey lu am solo monsieur le maire xam naa ni waxaguñu carrément li ñu war a wax
dañuy ubbi rek ndax bi ñu ñëwee yem ci soxna yi ñu gis ni ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ dama ne naa jël impression bu njëkk ba bi nga ñëwee rek yem ci ñoom xel mi ak xol bi lu ci njëkk a nekk loolu laa bëgg a génne. xanaa kontaan. ñu ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu àddina sépp di nuyu Sénégal. di nuyu région Thiès. di nuyu département Thiès mais di nuyu arrondissement Thiénaba. di jiital ci nuyu bi nag Baye Abdourahim Seck xalifa général lu Thiénaba. mi nga xam ni moom moo nekk fii ci département Thiès comme xalifa général. waaye it nekk ci commune boo xam ni. moo nekkan test. ci Sénégal. Alaaji Taalib Sédhiou ka nekk président commune rurale ci Sénégal. kon tey bu ñu dellusiwaatee ci biir commune am ñu gis fi loo xam ne yomb la gis. sunu xel day delluwaat ci ginnaaw. ci lan moo taxan sëñ Ibrahima Seck sampan commune rurale Thiénaba. ñi ngi sant yàlla bu baax nag. ci lii nga xam ne moom lañ fi fekk tey. waaye nag du mbetteel ci ñun. ndax looloo taxan ñu xar suñu tànkum tubéy ba lii am. xam ngeen ni projet bi ñu ngi ko programmé woon 2013. waaye mi ngi sotti 2014. bi ma agsee nekk maire de la commune de Thiénaba. ñu doon ko traité nag. di ko séq ak sunu xarit. sunu wëllëre Youssou Mbargane. mu am taxawaay bu rëy ci réew mi. waaye am taxawaay bu mat sëkk ci population bi. waaye am taxawaay bu mat sëkk ci commune Thiénaba. ndax lii nga xam ni moom lañ fi gis tey. boo demee France la ko yëkkati. lii la. dëgg la. nga dem Italie la ko yëkkati. lii la. waaye nga dem Maroc. fi nu àgg tey mbay moo leen fi àggale. kon tey bu Youssou Mbargane ñëwee def lu mel nii ci sama commune. xalaat naa ni image yi bu demee. ku sa xel nekkul woon ci liggéey sax. lii dina tax sa xel nekk ci liggéey. waaye jigéen ñi nga xam ne ñoom laa fi fekk. may wax àdduna si ni. am na ci ñoo xam ne ay conseil municipal lañu. ñu ngi ci biir liggéey bi. kon ndomb ak tànk rek. du ndam nga toog yàccaaral. ndax nii nuy def nii. man mii maire. ñoom ñi nekk ay conseil municipal. ñi ci nekk président groupement. ñi ci nekk ay responsable. xam nañ ne bu nawetee man nii laay def. bu doon la ma gënal nag damay def noor ak nawet nga xam ne sama population kenn deetu jéggaani lenn. mais Youssou moo leen téye nag. ba mënatunoo dem feneen. taluñu leneen. waxuñu leneen luy yàq. kon Youssou moom yàlla rek moo ko mën a fay. waaye sëñ Njàmbe daal. li nga wax ni dañ koy ubbee. li nu gis fii tey. émace bi moom. du lu nuy inventaire. du lu nuy fabriqué. du lu nuy wan nit ñi pour nax leen. dañ leen ko wan pour lii moo fi xew. macha allah. lii it moom laa sàkk wan. ba tax ma bëggan koo def. ci soudure bi nga xam ne moo nekk ci ginnaaw Thiénaba Gare. waaye yàlla antulu ko. ndax foofu dafa jige dëkk bi. waaye tey nag. il faut ñu sant Serigne Ngomeen. di ko ñaanal yàlla yal na yàlla yokk leeram. mooy Serigne Dan Ngom. di papa ci dan mii nga xam ni. moom ngay wax léegi tudde ko ko. di sant imam. di sant ay rakkam yëpp. di sant ay doomam. ndax lii ci suufu su Ngomeen Balla la. sunu ubbiwul woon buntu tey. kon ñii tey mën na noo jaaxle. waaye tey ku ci wàcc. dem ci sa njaboot. dina am loo yóbbaale. loolu nag ñoo leen ubbil buntu bi ban mën a am loolu sëñ Njàmme. macha allah jërëjëf monsieur le maire xam naa da nga may permettre ma jigee monsieur Ousmane Diédhiou ñëw nañ ci tool bi dama bëggoon brièvement rek kii seetaan ñu mën ko présenter tool bi ak lan lañ fi def personnel beeg dugg ci daal fiche technique gu tool bi loolu laa bëggoon mu dugal ma ci. asalaamaaleykum maa ngi nuyu di nuyu monsieur le maire ak délégation bi yëpp. en fait Fadema nag mu ngi nii on est là depuis 2016. mais travaux yi commencé woon na depuis 2014 démarches et tout. Fadema est une ferme agricole qui se situe dans la région de Thiès. Plus précisément à Thiénaba, dans la commune de Thiénaba. Qui a une superficie de 105 hectares. Voilà. Mais pour les côtés exploités, on exploite juste les 75 hectares. On a deux pivots de 30 hectares. Et pour la couverture intégrale, on a la système aspersion pour 15 hectares. Voilà. On a aussi, comme vous le voyez là-bas, les bâtiments. Il y a la chambre froide, il y a le bâtiment administratif, le stockage et l'atelier mécanique. Voilà.
fait, on avait commencé les installations depuis 2014, mais pour l'exploitation, on a commencé ça vers 2016. Donc vous avez commencé l'exploitation vers 2016, mais moi ce qui m'impressionne en premier lieu, c'est les femmes là qui se trouvent ici actuellement, qu'on a trouvé en plein soleil, en train de travailler, de la femme et du personnel actuellement au niveau de la commune. En fait, pour les femmes, elles sont braves. Elles sont braves. D'habitude, on les utilise souvent pour la culture de l'oignon, parce que c'est elles qui font le désherbage. Comme vous le voyez comme ça, on emploie pour les femmes dans les parcelles du côté oignon. Comment je peux l'expliquer? On emploie 400 femmes par jour. Par jour. Voilà, 400 femmes minimum par jour. Il y a aussi des hommes qu'on utilise pour les autres ateliers et tout. On connaît au niveau de la chambre froide, au niveau du bâtiment administratif, à l'atelier mécanique et tout. Ouais. Donc Alpha, yaakaar naa ni déglu nañ ki nga xam ne moom mu lañ fekk ci tool bi ni mu ñu présenté tool bi brièvement wax na ni lu mu deedee dinañ utiliser chaque jour 400 femmes muy ñeenti téeméeri soxna yoo xam ne nii jógewuñ ci benn commune jógewuñ ci benn région commune Thiénaba la ñuy yeewoo foofu la ñuy jógee dan moom moo koy wax léegi ni ma 38 villages yi femme fu nekk femme jóge na fa noonu lañ ko mu nekk organisation 38 villages fu nekk ay soxna jóge na fa ñëw di liggéey ñun bi ñu ñëwee ràññee nañ ci ñu bari am na ci ay conseillères municipales yoo xam ne ni ñoom am nañ doom ma tànk waaye terewu leen ñu bàyyi loolu yëpp ñëw ci naaj wi di daan seen doole kon dañuy continuer visite bi rek yow miy seetaan ñu ànd ak yow wan la ruq yi ak ruq-ruqaan yi. Je me nomme Monsieur Moussa Guindo. Je suis le technicien de la ferme de Fadema. Je suis d'origine malienne, mais j'aimerais être sénégalais maintenant parce que je vois au Sénégal, la femme sénégalaise, c'est une denrée rare dans le monde entier. C'est comme les Chinois. Plus précisément, je peux parler de Mané, une dame brave. Si Mané, qu'est-ce qu'elle est dans ce champ? Elle est ici le superviseur. Mais elle joue plus que ça, plus que ça. Parce que si les machines sont dans les champs, elle est avec nous. Si les femmes sont dans les champs, elle est avec nous. Si là, au niveau de la trieuse, partout, on dirait si nous on vient lui trouver ici à 6 h du matin et on le laisse ici souvent 21 h, souvent 22 h. Voilà, ce que je peux pas parler les hommes sénégalais, mais je peux parler les femmes sénégalaises. C'est des femmes. Mais tantôt vous avez dit que Mané, toutes les femmes sénégalaises sont braves. Mais Mané, elle est super brave. Super brave. Parce que vraiment elle tient à son travail. Et qu'elle est organisée. Niveau financièrement, Mané, elle est payée. Mais elle est payée. C'est moi, même hier on parlait de ça, de changer toutes les conditions, tout. Même hier, lui peut témoigner ça. Parce que lui, Modou Diop, c'est des gens qui sont des meilleures personnes qui travaillent dur ici. Inch'Allah. Mané, ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi sant aw ma fayam parce que dama maa jàppee comme ku ma bokkal ndey ak baay di sant Youssou Diop mi nga xam ni lu mu def rek bu ma sa jiital du am lu ko gënal wóolu na ma fulaal na ma pëseeru na ma sopp na ma daal lu may def man mënu ma wax sax waaye mënu ma laa wax lépp. yow jëf nga gën a mën a ko wax waaw yow foo dëkk. Ngomen Ball nga dëkk depuis kañ yaa ngi si tool bi. waaw tool bi moom man la maa ko ubbi moom. yow yaa ubbi tool bi. koo xam ni tamit liggéey dafa metti waaye man maa leen di renforcer pour ñuy jàpp parce que ñoo may jàppale te dañoo bëgg a liggéey man tamit ma bëgg ku ma liggéey la moo tax fa daanaka dañuy jàppalante rek ndax dañuy ñàkk dóor waar te liggéey dafa am solo li may def rek laa leen di digal ci laay dox macha allah. dama am Aïda Niang dama la ko bëgg a indil ak Ndeye Amy Seck ak Mati Sall ñu def fii juróomi fan yoo xam ne ci naaju la ñuy yendu man loolu moom bëggoon naa ko moom. amul benn problème bu ñëwee rek nu mu bindoo ñu def ak ñoom. yàlla la conseillère municipale ñu ngi lay jaajëfal. tur bi. Njaate Cubb. Njaate yow lan nga ci ban fonction nga am ci mairie Thiénaba. xanaa doon conseillère rek. conseillère municipal. waaw moom laa waa. waaw léegi yow dañu laa fekk ci tool bi ci waar wi lañ la fekk. waaw xanaa liggéey rek daan doole rek. lu tax toogoo ci bureau ba.
maa ngi daan doole ñun ñoo ko voté ñun conseillers yi. ñoo ko voté ngir gox bi. lii ndimbal la ndax am nañ cim xëy. boo xëyee ba 3 heures nga wàcc am 2500 sant yàlla rek. waaw tax lépp ak monsieur le maire moo ñu ko indil fii. ñu voté ko nag ñun conseil bi ñoo ko voté. ñëw nag wàññi ko waat di ci liggéey. sant yàlla rek. waaw sant yàlla. tey femmes yi nga xam ne gis nga leen ñu nekk ñoom ñëpp ñu yeewoo ci commune Thiénaba yow en tant que conseiller municipal bi doon wër ci dëkk yi di laaj di dagaan baatu askan wi tey nekkandoo bi nga nekkandoo ñoom fii boo gëstoo gis leen lan ngay yëg. xanaa kontaan fierté kontaante bu neex laay am ndax jigéen ñaa ngi nii ñëpp daan doone rek lañ fiy def sant yàlla rek am nañ am xëy yàlla na yokk daal bu sañoon xëy mi yokk ñu gën a yokk ndax lii boo demee am loolu da koo sant yàlla daal. waaw sant yàlla. monsieur le maire Talla Diagne jàpp na ci wax dëgg yàlla yore njabootam njaboot gi tamit di fi xëy mu xëy rek daal di ànd ak délégation bu mag ni sama njaboot gi nekk ci naaj wa ñoom laay dem fekk ca naaj wa tey yéen donc ñoom tey loolu lu mu def ci yow. xanaa kontaan bi ma ko séddee sama xol dafa sedd guy ndax ginnaaw yàlla moom la fi yàlla teg ñu ànd ak moom ñoo ko àndandoo voté ko te wax ci dara lu ñaaw def ci dara lu ñaaw luñ bëgg rek mu defal ñu ko sant yàlla di ñaan yokkute bu wér moom la ñuy ñaan. jigéen bi jàkkaarloog yow te naan yëguma ko woon nan lay def ba mën a ñëw daan dooleem fii. xanaa man maa koy woon ndax bu xamee ni man conseiller laa te maa ko voté woon te lu baax moo tax ma def ko su ma ci xëyee ñetti fan ñeent dina ñëw loolu rek mooy soññee bi. macha allah ki taxaw sa wet moom kan la. Kiné ñaan la. Kiné moom lan la moom. conseiller la. ah xanaa yéen conseillers yëpp ñu ngi fi. mu ngi noonu sant yàlla daal doole rek. conseiller mais man gisaguma fi ab conseiller de. conseiller rek laa gis. conseiller dañoo gën a dëgër conseiller yi. nga ni. conseillers yi dañoo gën a dëgër conseillers yi. waaw jigéen ñi dañoo gën a ñëwee tàng góor ñi. ñun moom li ñuy daj fii macha allah dañuy liggéey ba sonn liggéey la ñu xam man moom kenn werantewul nawet moom damay liggéey ba tëdd ca naajo kon lii du ma jaaxal ay heure rek du ma jaaxal damay xëy suba ak ngoon ñuy sant monsieur le maire nag di ko sargal lool nag wax dëgg kontaan nan ndax moom ñëpp fi gis seen bopp daal ndax tund bi yëpp ñëw ñëpp ñëw nañu ñëpp kontaan nañ ñuy sant aussi suñu Ousmane Moussa mu baax mi baax ba day ñëw di foo ak ñun ak yëpp déggul olof mais dañuy wax ak moom ci nu ñu mën a waxee ak moom dina comprendre dégg na baax na am na yaatu ak dan ñoom ak ñëpp daal maa ngi sant ñëpp ñoom même jeeju mais moom it ku baax la di sant jigéen ñi ñu fi bokkal ñëpp nag kontaan nañu mais nag bu nu fekkonte dafa gën a bari nag ci lay gën a baax parce que lii dafa tuuti ñu bëgg a dugg luy loolu projet yi gën a bari loolu lañ gën a bëgg léegi loolu koo koy wax monsieur le maire projet yi lañ bëgg mu gën a bari bu ko defee ñu bañ a tee xat-xatloo beeg buuxloo bi metti na waaw na ñëpp dugg bu ko defee kenn ku ne dem liggéey sa liberté mën a xëy mën a wàcc projet bu la neex nga dugg mais fii rek moo fi nekk ci projet dañuy ñëw da ngay xat-xatloo ba sonn fi mu toll nii liggéey bi moo bari trop nag lii moom suñu intérêt la intérêt population bi la mais du intérêt yow parce que yow gañe woo ci dara ñun ñoo ciy gañe waaw ñun ñoo ci gañe moom loolu moom ñuy wax ñàkk a xam la rek du dara kon daal li ñu mën a wax mooy suuf si nga xamee ni fexe nañ ba jox ko Youssou Mbergane macha allah mu def fi projet indi fi xaalis bu bari installé ko tey ñu ñëw fekk fi 400 femmes yoo xam ne ñu ngi xëy di wàcc femme nag la ñu wax mais am na ay góor sax yoo xam ne tamit ci commune bi lañ dëkk di fi xëy di fi wàcc tey est-ce que dooni kon ñun ba ñuy wote loi bi mënuñu woon a gën a woteel lu ëpp lii sax Youssou Mbergane wala keneen koo xam ni yor na alalam bëgg koo investir ci commune bi ngir askan wi mën cee gis seen bopp. waaw ñun kay li ñuy rëcc mooy li ñu voté lu ndaw lii rek ñu bëggaat yeneen nag ñu ñëwaat ñu voté leen feneen ñu defaat yeneen projet yu ëpp yi su ko defee ñëpp mën a xëy loolu moom dañ ciy rafetlu bu baax dañ koy rafetlu. fàttali ñu tur bi. Kiné ñaan dëkk fan. Mbaba Fall. Mbaba Fall ki ñu njëkkoon a interviewé Ngomeen la dëkk wax nañ leen ko nee nañ leen village yi nekk ci biir commune bi yëpp seen i jigéen ñu ngi fii am na ay góor nag waaye jigéen ñoom ñoo ëpp ndax seede yooyu gars yi wax nañ ko ci suuf nee nañ jigéen ñi moom ay lion lañ waaye teewul nag góor ñi nekk ay lion waaye jigéen ñi lañ wax ne ay lion lañ ay brave jigéen lañ yoo xam ne macha allah jàmbaar lañ man sama premier problème mooy ñax yi ni ñu taxaloo nan la ñuy fexe ba buddi ñax yi ñu war a buddi xàjjale ko bàyyi fa yéen war a bàyyi xam naa Alpha Sarr moom koo ko buddiloo woon lépp lay buddi dañuy dem ci keneen xool ba xam lan lañ fay jëlee man nag commentaire ci ñax mi rek laa bëgg nga defal ma ko parce que ñax yi man boo koy buddi nii bàyyi fa la nga fa war a bàyyi ak buddi li nga war a buddi man bu doon man moom dinaa ko jaxase léegi façon ñax yi da nga ko xam yow. waaw xam nga dana wax ni léeg-léeg nga gis gaa yi bay wala ñuy déqi nga dégg ñaa du ma déqi gooñ di ko xorom rus naa ko ndax ngir dajale ba parce que boo xoromee gooñ kii topp ci yow day xam ne yow xorom nga moo tax ñax mi boo koy buddi mu jaxasoo ak soble bi bu ko naaj wi jàppee rek bu woowee rek den xam ne boole woon nga soble sa ak ñax mi mais tey gis nga jigéen ñi ngeen koy def kii mooy wereyaan mooy ñaxu wereyaan
ñaaw na nii nag mais du yàq gàncax te fi mu ne tool bu tombé woon ak sedd bi da koy rey bon léegi nag daanaka tool bi yëpp li ci ëpp moom la waaye daal lii daal lu am solo si Baye Ndiamé ndax daal jigéen ñi daal li ma fekk ñu di ko def fii daal am naa yaakaar ni wóote naag ñi nga xam ni nee nañu suuf si bu ko kenn joxe waaw ndax vraiment team su bari te mënoo koo utiliser mais jox ko partenaires yi ñu liggéey ci askan wi jariñu ci defe naa moo ëpp solo te tey lu àddina yàgg-yàgg bu dee dem du tonni suuf si di ko yóbbu te li mu def nii njariñ la vraiment dëgg la kon mu ngi noonu yéen ñi seetaan ñu ngi leen di jaajëfal ànd bi ngeen ànd ak Thiénaba TV am nañ ci mbégte dañuy jóge rek yëkkatiwaat suñuy caméra daal di bougé waat demaat ci beneen wàllu woo xam ne dinañ fa jëlee mbégte bokk ko ak téléspectateurs yi jàkkaarloo kon mu ngi noonu Pape Ousmane ñu ngi lay ziar bu baax mais bi ñu génnee si soxna yi dox ci tool bi dañoo ñëwaat yam ci benn bassin boo xam ni man xaw ma nan laa koy tuddee léegi yow lañ fi fekk yow yaa ñu leeral bassin bi lan la ak ban rôle la am ci tool bi. En fait bassin de rétention bi en fait moom mooy alimenter les 2 pivots. Voilà, on a des 4 forages au niveau du village d'Andan qui alimentent le bassin, mais c'est à partir du bassin qu'on arrive à irriguer avec l'alimentation des 2 pivots et de la couverture intégrale. Pour le bassin, pour ses dimensions, c'est 70 mètres de chaque côté et 7 mètres de profondeur. Bassin bi juróom-ñaar fukki mètre la ci guddaay mais ci xóotaay ñaata voilà 7 mètres. en 7 mètres. Voilà. Bassin bi tey bu feesoon ban quantité ndox lay def. Bu feesoon non pour ça là on n'arrive pas à mesurer. Voilà. D'accord. Mais par exemple mën nañ xam quantité d'eau bi nga xam ne moom la pour 24 heures si forage bu ñu dawee quantité d'eau bi yegg. mën nañ ko xam voilà. mën nga ñu mais mën nga ñu ko wax. wala il faut ñu xool il faut ñu xool fiche technique bi dafa am yoo xam ni il faut nga xam dem xool fiche technique bi te wax naa leen ko monsieur le maire da leen defal visite surprise ndax njobootam lañ te njoboot boo leen ko seeti da ngay jékki-jékki ñëw xool nan lañ toogee loolu moom mooy sababu visite bi dan kaay complété ñu fii tuuti am na looñ ci mën a complété lan ngañ ci complété dan waaw xam naa man peut-être damay wax ci domaine bi nga xamante ni foofu laa féetee parce que man maay ressources humaines comme maay ressources humaines bi tout ce qui est recrutement et pointage man maa ko yor fii ci tool bi kon xam naa damay accès samay wax rek ci côté boobu kon kii ñiy liggéey comme femmes yi ñu gisoon fay ñuy liggéey ci tool bi kon yow yaay defee recrutement bi yow yaay def tam ku xëy nga ni xëy na ku xëyul nga ni tey kooku xëyul maanaam wàllu pointage bi yaa ko def loolu moom mooy sa rôle ci tool bi waaw loolu mooy sama rôle ci tool bi ñu mën ko tuddee ressources humaines mu nekk loo liggéey boo xamante ni wax dëgg yàlla liggéey bu am solo la ci biir liggéeyu projet bi parce que tey looy liggéey lu ne di nga soxla maanaam tey ñu ko liggéey tamit population bi soxla nañ tamit fu ñu liggéeyee kon yaakaar naa wokkatu bu daje gestu la wala ku bëgg fu mu fanaan ak ku bëgg ko wéttali maanaam tëjal bunt bi du leen boole maanaam man li nga xamante ni moom ma ci gën a impressionné moom mooy à chaque fois nit ñi bëgg a liggéey nga xamante ni moom la ñu bëgg a liggéey mu wane ne la maanaam population bi à chaque fois ñoom ñu ngi daw di wut fu ñu xëyee kon tey jii lii nii benn moyen la boo xamante ni wala benn condition la boo xam ne créé nañ ko pour mën a ñëw di fa daan seen doole ñun loolu tey jii moom moo ñu gën a neex ci mbir mi parce que boo xoolee sama téléphone bi 24 heures sur 24 du teggee appel boo ñëwee fii da ngay jël ba limite bi am ñees nga leen dem leen ba suba chaque jour di nga am ay nouveau chaque jour du moins di nga am 20 wala 25 voire 30 yoo xamante ni dañuy ñëw bëgg a adhéré pour bëgg a liggéey kon daal macha allah tafi tamit vraiment ñu ngi leen di fay conditions yi ñu liggéey tamit ñu ngi ciy veillé baax na macha allah ku fi liggéey tamit kenn doo yoral dara heure boo liggéeyee ba pare ñu fay la ngay gis sax kii mooy le chef comptable moom heure boo liggéeyee ba pare bu ñëwee ma jox ko pointage yi mu fay kon jàpp naa ne daal fii maanaam moyen la boo xamante ne ni population Thiénaba département Thiès arrondissement Thiénaba ñu ngi ci gis seen bopp bu baax a baax rawatina tamit aussi jigéen ñi kon loolu buñ ko amee suñu yaay yi ak suñuy rakk yi ak suñuy soxna yi di fi xëy di góorgóorlu kon dañ koy sant ñi nga xamante ne ni ñoo ñu ko créel ñi ñu ko créel mooy maanaam conseil municipal bi
conseil municipal boobu ki ko jiite mooy monsieur le maire kon monsieur le maire chapeau lañ koy wax di ko remercier bu baax di ko talalal loxo di ko wax ni ko ñun en tant que jeune en tant que président conseil communal de la jeunesse ñu ngi koy gën a talalal loxo pour projet yu mel nii mu gën a yaatu ci commune bi ndax ndaw ñi am lu ñu liggéey parce que tey boo xoolee ñi fiy liggéey ci ay nit dañuy wax 400 femmes mais boo xoolee boo ko boolee ak góor ñi presque day nekk 500 voire 600 personnes yoo xam te dañu fiy liggéey kon góor ak jigéen ñu ngi fi ñëw di ci daan seen doole di dem di yóbbul seenu njaboot kon loolee lu ama am solo la kon ñun ndaw ñi ak jigéen ñi population bi dañuy gën a talalaal loxo monsieur le maire di ko wax ni na yokk cere dolli ñeex maanaam yu mel nii bu yaatoo chômage bi ñuy wax ci réew mi moom duutu am te dafa tase contexte boo xamante ni bi président dan nga baal ma ban heure moo jot heure bu jot heure bi day jàpp wax xoolal ma montre heure bu jot 15 heures ban heure la jigéen ñi di wàcc jigéen ñi moment bii la ñu wàcc 15 heures. Alpha moom mu ngay gis noonu ci image yi jigéen ñi kon heure wàcc jot na loolu laa bëggoon ñu confirmer ko seen nga leen macha allah fii lépp dañ ko ordonné 15 heures pile bi mu jotee rek ku nekk siggi nga dem nag delluwaat ci liggéey ba nga xam ni macha allah moom lañ la yóbbuwoon kon ñu delluwaat ci kër yi ñu nekk ay jàmbaar yoo xam ni jàmbaar yi am solo la nga baal ma ci dog bi ma la dog waaw amul solo maanaam fi ma fekkoon mooy que dañoo fekk ci contexte boo xamante ni ñu wax ci emploi président de la république woote woon benn conseil kii présidentiel sur l'emploi de la jeunesse kon yaakaar naa tey lii dafa fekk monsieur le maire ci waar wi kon li ñuy wax ni silmaxa boo ne ko gëmmal fekk na mu gëmboon daaw loolu tey jii moom la fekk monsieur le maire def ko fii ci commune Thiénaba parce que bi ñu wax wàllu emploi teel naa jiitu loolu teel koo comprendre fexe ba créer ay projets yoo xamante ni ndaw ñu ne ci mën a daal seen doole kon ñun la jeunesse de Thiénaba ak de l'arrondissement de Thiénaba dañuy tàcc loolu di ko magnifier di wax ni na maire yëpp def ni moom it mu yokku ndax ñun ñëpp ñu mën cee gis suñu bopp. macha allah mu nekk lu am solo Moussa Diédhiou nga baal ma Diédhiou ñëwaate ni Diédhiou yaa ngi daw caméra bi rek Diédhiou dama bëgg a dugg ci fiche technique bi xam nga man dañ maa wax sàng ni ma 400 femmes ñu ngi xëy fii 400 femmes ñu leen di fay 2500 ñaata la 400 femmes 2500 1 million oui 1 million oui 1 million par jour. kon femmes yi nii ku nekk bu ñu leen dajalee li ñu leen jox 1 million la ñu ñibbi bu subaa ñu ñëwaat jël si waat 1 million. 1 million te bokkul ak góor ñi. waa ci côté boobu laa bëgg nga defal ma commentaire. voilà fais-moi le commentaire sur ça. En fait pour les journaliers juste pour les parcelles. Pour la culture de l'oignon on emploie là-bas 400 femmes. 400 femmes c'est 1 million par jour. Ça bokkul ak ñi nekk chambre froide. Il y a des équipes aussi qui viennent la nuit. Pour la mise en sac de la pomme de terre de même que l'oignon. Voilà. Est-ce qu'il y a des femmes aussi qui font des heures supplémentaires ou bien il y a le personnel? Voilà. Arrivé au niveau de la chambre froide, je vais vous montrer. Il y a des femmes qui sont sur la trieuse. C'est la machine qui nous permet de faire la mise en sac. Mais il faut comme des fois comme triage ni muy mel des fois du ñàkk yenn pomme de terre yi nga xam ne comme dafay yàqu daal voilà day rëcc de ce fait femmes yooyu noonu yi fay nekk elles sont obligées de faire des heures supplémentaires parce que là-bas dañ leen diviser en 2 équipes 7h 19h 19h 7h du matin. À peu près xam nga wax nañ ni dañ fiy def 30 hectares. ci benn côté beneen côté bi 30 hectares. soble ak pomme de terre. tey à peu près bu ñu dee récolter lan la war a mën a génne à peu près. Voilà pour la pomme de terre le rendement normal c'est 50 tonnes à l'hectare. 50 tonnes à l'hectare. À l'hectare. Oui. Mais pour l'oignon, oui. J'ai pas ces informations. Oui. On va parler sur ça. Pour l'oignon, tu sais que tu étais en train de fuir là, mais maintenant, hein? Tu es obligé. Oui. Mais pour l'oignon, le calcul que nous avons fait, la densité que nous avons mis, nous comptons avoir, Inch'Allah, 70 tonnes à l'hectare. Sur combien d'hectares? Sur 60 hectares d'oignon. 60 hectares d'oignon kon mbokk yi gis ngeen njëriñ ak noonu ci commune bi la nekk mooy maanaam bu ñu jëmbatee ba bay ba nga xam ne dañ ko war a nag buddi muy récolter ko pour mën ko utiliser wala def ko ci saag yi hectare bu nekk dina génne lu mu dee 70 tonnes. 70 tonnes juróom-ñaar fukki tonnes pour soble bi waaye bu dee pomme de terre bi juróom fukki tonnes
à peu près loolu lay waaw ci hectare bu nekk loolu lay war a génne kon bu ngeen defee calcul yi ngeen xam ni njariñ lu am solo mu ngi fii ci fii nga xamee ni macha allah moom mooy ci kër Youssou Mbergane nekk fii ci Ngomen ñuy jaajëfal nag autorités yi nga xamee ni ñoom ñoo ubbi bunt yi ba ñoom ñu mën a dugg nag fii ci commune bi war a fee mën a liggéey loolu waaye indi fi njariñ bu mel noonu dañuy duggaat ci biir rek continuer visite bi bu ko defee bu ñu demee feneen tamit dinañ fa gis leneen loo xam ne njariñ lay nekk. mbokk yi kon ñu ngi leen di jaajëfal ba léegi ñu ngi ci visite bi nga xamee ni ci fii ci projet bi la projet Mbergane bi nekk fii ci Ngomen dañuy dem ci ki nga xam ni Moussa moom lañ fi fekk mu dalal ñu moom na xam naa ni dafay exprimer en français peut-être olof bi leerul Moussa. Moussa dégg nga olof. Non, dégg wolof. lu tax déggoo olof Moussa. Je comprends pas wolof. Moussa jéem a la wax wolof. Non, je comprends pas wolof. Ça me fait 6 mois à peu près. Donc on va essayer de s'exprimer en français. En français, Inch'Allah. Moi je vais essayer de faire la traduction un peu dans mes commentaires. On est où? Mais ici, pour les protéger contre le soleil après l'utilisation. Est-ce que tu peux nous faire le commentaire sur tous les éléments qui sont là? Bon, nous, je n'ai pas utilisé ça. C'est le semoir de maïs et d'arachide. Je n'ai pas utilisé ça. bi gerte lay ji bi mooy ji gerte monsieur le maire kon li tax may xool machine bi boobu ba léegi nga taxaw ci wetu machine bi waaw xam nga leen lu nekk ci matériel bi ak la nga man bu deekee bii la mooy ji soble bi moom itam mais am na beneen boo xam ni pour gerte la mbànd yi pour gerte lay def aussi bu ko bayee ba pare bu ko jiyee ba pare bayukaay yi mi ngi noonu xam nga lu mel nii su fekkee ni man ñun ñi bàyyi ay fas am nañu ko. waaw ba nag ni kenn waxatu ko. man kay li ma jaaxal mooy bi ñu duggee ci mbaar mi ak léegi dugg nañ ci ñaari yoon mais heure bu ñu duggee da ngay waaxu ba ci wetu machine bi rek. nga daal taxaw ci wetu machine bi. xam nga boo gisee may demande ci état bi. pour ñu jàppale nu. gis nga tool bi ni mu yaatoo. 105 hectares. waaw ren gay na bay naa ci gerte 113 hectares yoo am ay fas laa koy bayee. su ma amoon matériel. kon yaakaar naa ni kon ba nag ni kenn waxatu ko. mais beneen bi ci des mooy. bi may ñaan rek président Macky Sall mu waxtaan ak jëwriñam wala ndawam muy ministre transport Mansour Faye maa ngi koy ñaan mu jàppale ma ci ay piste ndax jigéen ñi tey ay fas la ñu takk pour ñëw fi parce que benn oto mënta dugg ci commune bi pour jël leen pour ñu mën a ñëw liggéey si tey nag bu fekkee piste yi dafa jàppaloo kon tey mën naa leen a wutal ay orel gox bu nekk benn kaar gaare fa bu dee juróomi kaar wala juróom benn kaar kon defe naa ne koy tey suñu wàccee mais li mel ni naaj wi jigéen bëgg koo dox wala mu dugg sareet te lépp la koy ñàkk ay piste moo ko waral kon maa ngi koy ñaan rek ñu gën ñoo jàppale waaye nit maa ngi ñaan ñu waxtaan ak ministre agriculture kooku nag dama koy jaar ci directeur agriculture mu waxtaan ak ministre bi mu jéem a seet ba xam nu muy def ba jàpp bis mu ñëw visiter tool bii nga xam ni mooy tool Youssou Mbergane bi su ko defee ministre bi su ñëwee dina rendre compte président xam ni département Thiès ak arrondissement Thiénaba commune Thiénaba am na lu fi nekk loo xam ni bu ñu bare buñ ko defee dina dundal Sénégal gépp monsieur le maire xam naa dañuy permettre ñu delluwaat ci Moussa nga defal ñu commentaire machine yi tout à l'heure tantôt on parlait de la machine qui peut semer de l'arachide et autres quelles sont les autres machines qui sont à côté? Nous avons une machine qui permet de récolter l'oignon, une machine qui permet de récolter l'oignon. Voilà, mais on n'a pas utilisé. On a préféré faire la récolte manuellement. Bon, pour cette machine, parce que là-bas les boules sont déjà séchées. Alors que lui, il fait ramasser les boules. Il fait la récolte à partir de ramassage des boules pour pouvoir arracher le bulbe au sol. Mais là-bas, les feuilles sont séchées. Là-bas, on ne peut plus utiliser ça. Quand est-ce qu'on pourra utiliser? Quand les feuilles sont vertes, on peut l'utiliser. Mais pour le moment, on ne peut pas l'utiliser. Donc, ça veut dire que vous faites la récolte un peu tardivement? Tardivement, voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qui a causé ça? On laisse l'oignon d'être séché un peu sur place. Parce qu'on peut récolter rapidement quand on ne veut pas faire la conservation. Mais tant qu'on veut faire la conservation, il faut qu'on laisse que le sol tire un peu d'eau. C'est ce qui va amener le séchage des feuilles. Raison pour laquelle on fait la récolte manuelle. C'est le semoir d'oignon. Ce semoir d'oignon Bimoïdi Soble. Semoir d'oignon qui a été réglé à 5 cm entre les poquets. À chaque 5 cm, il donne une graine de deux rangées. Voilà. Il peut aussi semer la carotte aussi. Ah, d'accord.
kon machine bii ngeen gis moom mooy ji soble bi nee na mën naa ji tamit carotte xam naa yooyu moom bu ñu duggoon ci détails yi dina ko gën a leeral léegi ma seen mu mel ne ab hangar lan la wala y a autre chose. Ça c'est un épandeur d'engrais. C'est-à-dire. Un épandeur d'engrais. mooy tas engrais bi. Oui, que ça soit engrais fumure organique, engrais minéral, tout. On utilise pour épandre l'engrais. C'est pas la même machine? Non, non, non. Ah, ok. Ça s'appelle, ça c'est semoir d'oignon. Le nom, son nom c'est Sulky. Sulky. Qui peut jeter l'engrais jusqu'à 100 mètres. C'est-à-dire? Il peut jeter l'engrais jusqu'à 100 mètres. 100 mètres. Oui. Ici. man dafay wisaare engrais bi bu nee ko nii rek bu nee nii engrais bi rek engrais bi mën naa dem 100 mètres mu dem ci côté bii 100 mètres loolu bari na de cette machine là ça sert à quoi? Cette machine sert à récolter la pomme de terre ainsi que l'oignon. kii bu pomme de terre bi ñoree moom moo koy déqi mooy déqi pomme de terre. Il sert à récolter l'oignon et la pomme de terre. On l'appelle l'AVR, c'est de marque belge. On a 2 bêches en bas parce que nous on a réglé les planches à 60 kg. Les 2 bions. Ça c'est un bion, ça c'est un bion. Il y a entre les deux 75 cm. Ils prennent la pomme de terre à partir de ce bêche qui est en bas ici. Ils font monter sur le tapis, qui jette les feuilles derrière. Et ça va venir ici dans la trémie, dont la capacité est de 6 tonnes. Donc il prend les feuilles, il les met à part? Non, il jette les feuilles. Il jette les feuilles. Oui. Mais les feuilles là, ça sert à quoi? Rien, on les enfuit dans le sol. On les enfuit dans le sol qui peut être, oui, que je vous ai montré. La pomme de terre vient en bas. S'il est venu, vous voyez, c'est à partir de là-bas que les feuilles, les mauvaises herbes tombent dans le champ. Et les pommes viennent ici. Mais les feuilles là qui tombent, ça sert, vous dites ça sert? On l'enfuit dans le sol qui peut permettre la fertilisation du sol. Ça peut changer la structure du sol. C'est pour fertiliser en un mot. Voilà kon Moussa Alpha nee nañ fële maanaam xob yi xam nga pomme bi soble day am xob ak doom machine bi da koy séparer day jël doom yi jaarale ko ci côté bee jël xob yi jaarale ko ci côté bee ngay séen xob yi nag dañ koy defaat ci biir suuf si lañ koy dugalaat pour def ko engrais. waaw tos voilà moo baa ngi noonu monsieur le maire. monsieur le maire li tax bëgguma nga sori ma waaw dan looñ ciy dolli ci olof. waaw maanaam bu dee pomme de terre bu yàqu la. fii lañ koy dugal ci case bi mu def bee tamit case la parce que ay nit ñooy nekk fii dañu recruter ay nit ñu nekk fii bu pomme de terre bi ñëwee ñu koy for de sànni fii noonu lañ koy tiré te dañ mën a tiré guddi ak bëccëg. Ceux qui sont pourris, waaw guddi ak bëccëg les grosses mottes de terre. fii la ñuy taxaw ñoom fii la ñuy taxaw guddi ak bëccëg mën nañ koy tiré parce que moom ay lampam lépp moom lañ koy deqee mooy machine bu efficace moom vraiment moo deq bi du yàgg la waroon a deqee ci ay 1 mois 2 mois boo duggee ci 15 jours nga koy deq. Macha Allah. Moussa, qu'est-ce qui peut augmenter là par rapport à ce qu'on a commenté sur la machine? Bon, c'est une machine qui nous permet de diminuer les coûts de récolte. Ça permet de diminuer les coûts de récolte. Parce que s'il faut que les femmes ramassent les pommes de terre manuellement, ça va nous permettre de payer beaucoup. Mais ça nous permet, on peut faire 35 fois 3 par jour avec ça. 35 fois 3, 35 tonnes fois 3 par jour. On peut 35 fois 35 tonnes fois 3. Ça fait 105 tonnes. Oui. Par jour. Ça peut récolter plus même. 105 tonnes par jour. Oui, pendant 8 heures de temps, il peut dépasser. Parce qu'on a une trieuse de capacité de 30 tonnes par heure. Il est où? Il est là-bas. Bon, alors que lui, si on le démarre de 7 heures du matin, on s'arrête à 22 heures. Les Sénégalais me pardonnent parce que ils ne voulaient pas qu'on aille jusqu'à 22 heures, mais je les ai poussés pour aller jusqu'à. Mais c'est des heures supplémentaires, non? Ils sont payés. Oui. Daniel est là pour fii lay denc pomme de terre bi maanaam boo ko récolté ba fii ba mu fees bu feesee fii day tàllalu fii nii day tàllalu ñu versé ko ci benn fii nii dañ koy diw ba mu fees bu mu feesee léegi day tàllalu bu tàllaloo ñu versé ko ci benn bi dem yóbbu fii 6 tonnes lay jël. waaw non on va tourner Alpha su fekkoon ni jot nga fii rek dañuy taxaw fii def commentaire machine bii ñu tiim la machine là qui est à côté dina baax wala on descend nañu wàcc donc on va descendre. ci doxantu boo xam ni fii ci projet bii di Fadema SA bu Youssou Mbergane nekk fii ci Ngomen ñu ànd ak monsieur le maire Talla Diagne mu ñëw rek di def visite tool bi macha allah gis ngeen dugg nañ ca tool ba fekk fa soxna yi ñëw ci fi nga xamee ni foofu la ndox mi di jaar mën a dem arrosage ñëw ci machines yi nga xam ne ñoom ñooy liggéey bu ñu paree dinañ dem ci stockage bi dinañ dem tamit ci fi nga xam ne mooy chambre froide bi bu ko defee rek dugg ci ruq yëpp ak ruq-ruqaan yi mën leen a woon li fi xew.
nañ leen ko léegi kon fii programme bi mooy 7 heures la soxna yi di xëy bu ñu xëyee rek liggéey ba 3 heures ñu wàcc bu ñu wàccee nag dañuy dem kees mooy dañuy dem fi nga xam ni foofu lañ leen di joxe seen xaalis bu ko defee ñu daal di fayeeku nag daal di fas ci seen lafu sër daal di nag jël seen i bagage nag ñoom ngeen seen nële ci yoon wa ñuy génn mën a dem nag ci kër ya dem nag pour mën a waajal ndogu yi kon soxna yi ay soxna yoo xam ni soxna yu jàmbaare lañ ay soxna yoo xam ne ay gaynde lañ ñu ngi xëy teel a xëy macha allah di naajee wàcc waaye bu ñu demee ci kër ga seen liggéey bi nga xam ni moom la ñu war a def foofu tamit dara du ci tardé kon loolu moom maa ngi koy may lii nii maa ngi koy may soxna Aji Ndiaye ak soxna Ndeye Sarr ak soxna Fatmata Cissé ak soxna Roqeya ñoom ñëpp ak Fat Bintou ñoom ñëpp laa koy may ak Mariétou soxna Ayda Ñang xam naa ni maa ngi négocier ak waa tool bi pour rek ñetti fan yoo xam ne ñoom dañ fiy xëy bu ñu wàccee bu ko defee man ñu fay leen fii ci tool bi li ñu leen war a fay man bu ñu ñëwee ma tegal leen ci lu toll noonu loolu moom contrat boobu négocier naa ko ak ñoom ak Mati Sall ñoom macha allah ñoom ñëpp ñëw ak ki nga xam ni moom mooy Ndeye Fatou mu Talla Sarr ñooñu ñëpp daal naa ngi leen di woo ci tool yi. pomme de terre bi jiw bi doom la. waaw doom la. par sac comme ni nga gis sa sac bi ne par doom la. mais dañ koy Allemagne la koy commandé. waaw mu jógee port ñëw. mu jógee fi ay conteneurs jiwu pomme de terre bi. waaw jiwu pomme de terre bi. maam da koy commandé Allemagne. mu ñëw mais dafa am ay variété nag xam naa Moussa dina ci ñëw xam naa moom moo ko gën a maîtriser. waaw moom dina ñëw ci variété mais Allemagne la koy commandé mu ñëw ak ay conteneurs bu dikkee fii ñu ji ko. Moussa on a vu les machines est-ce qu'on peut aller voir le stockage. mooy mise en sac fi ñuy defee sac yi bu pomme de terre bi ñoree wala soble bi fi ñu koy defee ci sac yi ak fi ñu koy yóbboo ci magasin yi mën koo stocké foofu la ñu ñëw fekk nañ fi Saliou Guèye voilà am Guèye lañ fi fekk Guèye Ndioro ay jàmbaar lañ moom lañ fi fekk bu ko defee moom moo ñuy expliquer li xew Moussa on a trouvé ici un Guèye au Sénégal tu sais que les Guèye sont des jàmbaar voilà donc Saliou Guèye c'est lui le chef ici. Saliou c'est le responsable de la chambre froide. Il s'occupe de la conservation de la pomme de terre, de la mise en sac, la trieuse qui est là-bas s'occupe de ça aussi, et la vente. Bon, globalement la commercialisation. On fera la commercialisation ici, ici sur place. C'est lui qui s'occupe de ça. Saliou ñu ngi lay nuyu. ñu ngi ziar bu baax sant. Saliou fekk nañ la fi lan nga ñu mën a leeral fii ci place bi. fii mu ne fi may waaw mooy local kii ñu koy waxee station moom lañ koy woowee quoi station bi. fii lañ defee pomme de terre bi jóge si tool bi directement. fii lay ñëw ñu tànn yu baax yi ci bon calibre yu ndaw yi yu mag yi yëpp. machine maa ngi fële foofu lay génn day ñëw rek bu camion yi bu ñu récolté ba pare ñu les agronomes dañu ko andil. buy jógee foofu rek nga xam ne fi la ñuy récolté muy machine yooyu ñu leen doon woon ci wàllu récolte bu ko récolté ba pare fii la koy dugal fii lay dugal pomme de terre bi ak soble bi wala pomme de terre bi rek. pomme ak soble bi yëpp. ak soble bi waaw léegi su ko dugalee fii nu muy def. waaw léegi ñoom bu ñu génnee ci champ bi nii. dañ koy def ci ay benn. ay camions yi nii. moom lañ koy def ñëw bu ñu ñëwee ñoom dañuy ñëw de derrière. bu ñëwee sotti ko fii mooy combi c'est ça on appelle ça combi. trieuse quoi. mooy combi trieuse moom mooy trier pomme de terre bi. léegi ñëw dañ koy sotti rek tapis la mu dem. léegi bu ñëw rek ak yooyu kaay. voilà kon fii lañ koy sotti ci combi bi rek Alpha topp ma ñu daal di topp ngëyeen bi waaw bu ñëwee nga ne bu ñu jógee fële. y a 3 femmes. waaw ñuy toog taxaw fii. ak fële. mi 6. ñoo xam ne léegi bu ñu sottee tapis bi mooy yéeg wàccee. léegi bu wàccee. léegi yow gis nga lii nii. pomme de terre bi sow bi at ñax yi. fii lay wàcc. dem si mbalit bi yaa benn tapis bi tegu fii mu dem si mbalit sottee ko fële gis nga. mooy sotti may déchets yi quoi baaxul. léegi bu wàccee nag les pomme de terre bu baax mooy ñëw nii. léegi bu ñëwee y a les femmes 3 femmes fii 3 femmes fële. ñoom ñooy ñëw trier léegi fii nag pomme de terre yi baaxul yi. yi baax sotti ko si beneen tapis bi mu wàccaat fii encore léegi am bi jaar fii dégg naa ni gis ne moo nekkaat nii. wàccaat dem mooy déchets yi quoi. mooy pomme de terre yi baax waaw léegi bu baax moom mooy lële. waaw muy lële. waaw ak suuf seeg yooyu. suuf seeg yëpp. waaw lépp lay kii. waaw fii nag. moom mooy génnee calibre bu ndaw bi. pomme de terre bu sew bi. mooy tànn si buuse bi. am yu ndaw am yu mag. yii de bu mu ndaw bële yu mag jeex na. par catégorie daal. par catégorie waaw. waaw noonu lañ koy def quoi léegi day wàcc. léegi bu ñu ko catégoriser ba pare lii lu muy jëriñ. bii nag may pour mag bi bu ñu gën a soxla ñun. waaw léegi moom mooy wàcc fii nag. fii benn mais standard mais pomme de terre bi ñuy jaay bu mag bi ngay solee. moom bële. moom mooy wàcc fii nag. pomme de terre bi ñuy jaay mooy lan. mooy bu mag bi rek bu gaa yi gën a soxla. pomme de terre bu ñuy maye.
non amul muy mais sax mais c'est que bu gars yi gën a choisir période bi dafa am période boo xam ne pomme de terre bu dijj bi moom la gars yi di wër waaw léegi boobu bii nag moo koy génnee mooy qualité bi daal mooy qualité bi voilà standard quoi dafa am ay qualité voilà gis nga voilà bi moo gën a sew et puis variété yi dafa am non yooyu après yooyu ñeen l'autre la ko expliqué les variétés waaw léegi bu ñu jógee fii fan la ñuy dem waaw bu jógee nga ni bu dee pomme de terre ñoom bu ñëwee ñu tegee palette fii ay palette yi tuddee palette de 1300 kilos une tonne 350 moom la ñu teg fi benn bu chargé fourchette bi ngay seen nii chauffeur bi ñëw jël ko ànd ak moom dem yóbbu ko fan daañu dem waaw fii nag xam naa ni taal lamp yi Alpha taawal foofu fii moom waaw Guèye ñu ngi lay ziar taxawaay yi am na solo kon fi ñu ubbil ni mooy chambre froide xam naa ne moom fii ñu taxaw moom ci weeru koor bi moom neex na lool waaw fii lan lañ fi def fii lañuy conserver pomme de terre bi ñuy génne pële moom mooy stockage même magasin bi en même temps monsieur le maire ñëw xaaral ñëw parce que am na lu ma la war a laaj bu ñu bala ñoo génn fii ci chambre froide bi waaw bisimilah Moussa waaw ma ne bu ñu ñëwee fii la ñuy stocké fi may stockage may magasin may en même temps chambre froide léegi lu ñu ñëw fële rek fii la ñu ñëw gars yi ñëw fourchette bi ñëw yéegal teg la ko gis yëpp ay pomme de terre lii yëpp pomme de terre yow lii nga seen ni yëpp pomme de terre léegi pomme de terre bi ñaata durée la fi war a mën a def mu ne maximum 6 mois bu température bu baaxee sans am ay paan ak yooyu mën na def 6 mois de conservation. mais yow à peu près lii fi nekk nii xanaa ay tonnage yu bari la de. bari na instant yii normalement 900 palox 900 yi boo ko multiplié par 1300 ça donne bon. 900 la 900 palox bu nekk dina peser 1300 kilos. loolu bari na monsieur le maire. moo nekk benn sànq. monsieur le maire nee naa la woon sànq bi nga fekkee soxna yi ca naaj wax nga ni moom mbégte waaye monsieur le maire léegi bi ñu doxantee ba ñëwaat fii nga gis ni léegi lii nag sotti na moom lan moo lay animé. da xanaa di santaat yàlla bu baax waaye li nga koy gis nii li muy rëy lépp joomi Thiénaba fay liggéey bu fekkee du techniciens yi nga xam ne li nu man doomu Thiénaba mënu ko à part loolu rek te boo leen doon génne duñ mat 10 ba 20 kon li mu lim léegi boo ko dee seet 700 personnes wala 500 quelque dañ fi xëy mais 500 yi wala 550 yi yëpp doomi Thiénaba la li ngay gis nii muy rëy rek doomu Thiénaba moo yor sario bi mooy Pape Dieng moo fi nekk. Pape Dieng mooy jël. moo koy aj mooy aj affaire yi. te loolu dama jokkoo ak Youssou. mu ne ma vraiment am na ñu fa nekk. ma ne ko nag am na ñu fa nekk waaye li nga xam ne moom nga ma la jàppalee. mooy lépp looy def te doomu Thiénaba man ko doomu Thiénaba nga koy jox. mu ne ma kon yónnee ma ñaar. mu yónnee ma ñaar boole ma ak dan. mun ma boo demee nañ leen testé. ba xam mais bi ñuy ñëw samay doom la ñu àndal. te man nañ lii waaye dama leen jël leen loolu te yéen ngeen resté loolu rek boo ko dee xool jël leen ñi nga xam ne duñu samay doom te yéen ngeen dellusiwaat ci kër gi parce que kenn nit laa bu nu ma dee xëccoo bàyyi leen jàmbur yi jël ma kon li fiy dugg cey fii tey di dugg biir Thiénaba kenn xamul lu mu toll nga baal ma ñaar ñooñu ngay wax Pape Dieng nga wax kenn ki kan la Maar Sarak Maar Gueye mi ngi fii tey mook Pape Dieng ñu koy wax Pape Niang ñu ngi fii tey di fi liggéey te am naa yaakaar ni ñeneen ñu mel ni ñoom te bëgg a liggéey fii leen jëm si parce que yàgg ngaa dégg wax ni képp ku bëgg a liggéey jige ma ku bëggut a liggéey nag aw ma ci yow pexe macha allah loolu nag lii wane na ko monsieur le maire xam naa li may delluwaat foofu tuuti rek mooy dégg nga lim na ñaar muy kenn ki Pape Dieng kenn ki El Hadj Mar Gueye di sama rak au nom de la famille Gueye ci turu El Hadj Pape Mor ñu lay jaajëfal di jaajëfal conseil municipal bi ci taxaw yooyu nga xam ne taxawu nga ñu ko ndax ku taxawu sa rak taxawu na la mu nekk loo xam ne lu am solo la monsieur le maire. waaw jërëjëf sëñ Diame waa xanaa rek bi ma ciy boresaat mooy dañoo jëm événement muy Korité te ku wax Korité di nga wax soble di nga wax pomme de terre may wax commune Thiénaba la ngeen dem Thiès wala Dakar di fa jënd pomme de terre wala soble ñëw leen fii jënd ko te it fii boo fi ñëwee saako 2000 am na fi saako 4000 am na fi saako 7000 am na fi
macha Allah kon loo fi bëgg rek loo tollool soo dikkee di nga ko am muy soble muy pomme de terre kon bu kenn dem kees bu kenn dem fenn ñëw leen fii jënd leen fi lu ngeen fi war a jënd ngeen jënd ko fi. macha Allah kon soble am na. pour la publicité waay Adama Diop nee na di nga fay ndax publicité bi yaay fay wala waa Mbergane ñooy fay waaw mais monsieur le maire sànq bi ngay lim Ibrahima Dieng dafa taxaw sa ginnaaw naan ma ak man ma tourné dan naan ma ak man mu mel ne ak man ji yaatu na de. waaw loolu mooy nit li gën mooy day ubbiku ñi nga xam dañoo bëgg a liggéey te jege ko ñëpp lañu tollal mu jox leen parce que Ibrahima li mu wax safoor la mais bi ma bay ab toppatoo oto mbalit jox ma ko mais moom laa ko jox mais sama doom ñëpp di safoor nag te jàppuñu ci dara dan ci commune bi la dëkk fii ay baayam ñoo ko joxe kon suñ demee ba Youssou bëgg a jël koo xam ne mooy chef di employé wala muy gën fee dëkk wala mu gën leen a xam li ñuy def mu jël ko ci góor ñi mais jigéen ñi it ndan la dëkk ki nga dëkk san noonu mu doon baagante naa jigéen ñi ayca mais ndan la dëkk kon loolu lan ñu lebalan am na solo waaye liñ leen fayee moo ko raw parce que suuf fi fa nekkan te amuñu lenn loo xam mën nañ ko cee def ba nëgëri dañ koy xool duñ ci def dara kon tey dégg ngeen léegi ñu ni jigéen ñi rek bis bu nekk 1 million lañ leen di fay te bokkul ak góor ñi parce que kenn ku ne 2500 bu fekkee am na ñoo xam dañ leen a embauché di leen fay par weer am na ñoo xam seen solde ëpp na 100 000 francs am na ñoo xam ëpp na 150 000 francs am na ñoo xam ëpp na 200 000 te loolu fii lépp fii ci tool bi lay jóge kon gaañi maa ngi woo ñëpp ñu ubbiku bu ñu gisee partenaire nan ko jox suuf ñu jariñu Youssou Mbargane tey lii mu def fii ba àddina ba buf tey wol mënatu koo meeb di yóbbu même bu doon dem ba ci sëtam fii leen koy bàyyi mais loolu am na solo te suuf fi leen ko fekk kon nanu yaatal dënn yi te xajalante te jox xale yi ñu ma am fu nu mën a liggéey parce que ñun mag ñi suñu wàllu wéy na mais yor suuf nga yor ay doom nga gis ku ko mën a jariñoo say doom jariñ ka nga seere ko ni deesu ko laal du bénéfice kon jàmme daal leen mën a wax daal ñun dañoo kontaan ba leen war a wax lépp mënuñu ko wax. macha Allah mu nekk lu am solo xam naa ni kii seetaan dina ni gars yi fi ñu taxaw ni yàgg nañ fi de ndax neexaay bi waaw xam naa ni bu ñu mënoon a terminer fii sax reportage bi dañ koy des na beneen bu mel nii ah Alpha waaw kon xam naa man li may xalaat rek mooy génnaat fi dem ci naaj wi loolu moom problème la kon ñu daal di dem rek jéem a def suñu liggéey. bu jógee kon machine bi la wax machine combi bi la wax treize bi bi ñu koy tànnee bu am yu baax yi bi ñu ko jëntee bu nekk période boo xam ne du période de commercialisation boo xam marché yu dox na kon mu tuur si dëkk bi ñun nañuy conserver xam nga parce que génn ko tamit yàq la day yàqu da ngeen di xool daal moment boo xam ne boo ko jaayee di nga si génn di nga si am dara mais bu dee moment yu baaxul ñu nañuy conserver léegi bu ñu conserver fii lay génnee boobaa léegi bu lay conserver wuñu nag day génn fële traitement ñëw fii machine bi mooy jël kii nii waaw non mais femmes yi di tànn nii waaw bu këppee bon dina am ñoo xam ne xaw a rëccoon fële les femmes mën nañu tànnaat rek parce que saak yi dafa war a rafet dara war ci nda ñoom ñoo fi nekk kon nañoo wax ñaar yoon lañ koy tànn dañ koy tànn bu njëkk ba mu pare ñu denc ko buñ ko dencee nag dem ba koy war a génne pour jaay ko tànnaat encore ñi gis ne ñu teg fi ñaar parce que boobaa salte bi du bari du yàqu ñoom ñu tànnaat ko ba mu set comme tey gis ne mu ne saak bi set wecc léegi tànn yi di lu ñu koy def non léegi tànn bi nii dañ koy jaayaat léegi nii dañ koy jaayaat mën na nekk ñamu mbaam mën na nekk écart am ñoo xam ne dañ koy soxla si marché bi nii yenn kon suñu fii nii yenn femmes yi nii ñoom dañ koy jëndaat di koy consommer parce que gars yi xool du am pomme de terre boo xam ne waaw ñu xool pomme de terre bi gars yi nee nañ benn pomme de terre bu nëpp mën naa yàqu saako de waaw non ba mais boo conservé conservation bu baax def dara gis nga bii commencé na yàq mais taxul yàqul dara parce que gis ne lam lu mu seddee voilà mu ngoog léegi la moom dina yàqu mais mën na mais bu doon la fu nga def seddul conservation baaxul da koy yàqu day yàqu nga gis mu ñuul kuk tooy xepp di xel li xanaa courant bi seer na de waaw seer na lool loolu moom ni ñu ko wax dëgg yàlla moo tax ñu wax ay 12 millions 16 millions par weer nga ni waaw weer bu ne wax ma par ñaari weer bu ne ni nga fay lool ñaata millions ay 12 millions ba 16 millions instant yi dina gën a cher parce que taal nañu chambre froide yi am nañu ñaari groupe mais boo nee def gasoil mooy gën a cher solaire nag amul solaire mënoo ko dawal li nii dafa nekk si machine solaire antunu ko ay milliards la investissement bu ay milliards la nga ne 12 millions courant par weer ba 15 ba 16 millions instant yi kon mais weer bi ni ñëw dina ba 16 millions parce que dañu taal chambre froide waaw
les chambres froides rek na dem ba 12 millions par weer. macha allah. Alpha gis nga bii ku la ko xaañoon moom waaw lii ci suufu Thiénaba lañ ko liggéey. gis ngeen de lii. waaw lii gis nga ko ci suufu Thiénaba lañ ko liggéey lii moom vraiment lii moom am na solo. waaw xam naa ni topp nañu pomiteer ba bañ ko dugalee ci suuf si bañ koy buddet di ko arrosé ca tool ya ba bi mu paree ñu récolté ko def ko ci camion bi ñëw dugal ko ci machine yi ñu koy tànn dugal ci chambre froide bi génnewaat pour def ko ci saag yi ñu tànnaat léegi nag ba fii ñu taxaw nii dañuy continuer nag dem toppal leen ko ba bi mu duggee ci saako bi xam naa nag fu saako bi jëm moom ñun duñu la ko mën a toppal waaw. ñu ne rek bës rek pomiteer bi ñëw wàcc mu dem ba 25 kilos. ah fii mooy wane. poids bi gis nga voilà gis nga. 25 la doolu waatal mu yokk ba mu mat jeex na. doolu waatal baax na 25 kilos. voilà pare na bii mooy 25 kilos. voilà gis nga léegi après mu dindil jox kii ñëw. léegi Alpha toppal saak bi. waaw léegi kii day jël machine bi. Alpha toppal saak bi léegi nag bu wàccee saak bi. waaw kii day ñëw. ah kii moom mooy ñëw saako bi. léegi ñëw na ko ba pare. daal di teg à côté. tapis bi day daw. tapis bi moom moo koy doxal. ñu tegale ko. lii moo ci gën a neex ferme agricole Ngomène Thiès Sénégal. waaw gis nga de ferme agricole de Ngomène Thiès Sénégal waaw lii de moom vraiment am na solo te defaree ñu ne ma déedéet léegi nag man ma amaat ci benn xalaat doomi Thiénaba yi ñu ngi ñuy seetaan ay maanaam ñu ngi xalaat dugg ci ay projet lii rek déjà projet la lii ku ko toppatoo woon fexe ba di servir mbergaan saaku yi muy solee pomiteer ak soble projet yu rëy la kon yéen jeunesse bi nga xam ni yéen a ngi xalaat ay forum yu demee noonu beneen volet ngi nii boo xam ni xam naa bu ko kenn sàcc man sax dinaa ci xalaat nan laay def ba jëfandikoo waa léegi man damaa bëggoon a sol benn saaku est-ce que mën naa ko. yow nga mën a sol ah bii machine bii la Pape Dieng di yor Pape Dieng bii la yor ma sol. mën ngaa sol. da nga may wax rek ma sol téel ma nii dama bëgg a sol léegi. gis nga pédale bi. waaw daal dugal sama tànk daal di bàyyi. ah. waaw léegi ëpp na. xaaral bàyyi 26 dafa ëpp 26 la da ngay dindi. waaw dindi xaaral damay peese léegi 25 kilos yaa ngi waaw léegi nag ma def nii def nii am ñawal jàmbar waaw Alpha mu ngi noonu xam naa saako boobu bu ñu paree dañu ma ko jox mu yóbbaale rek waaw comme sama saako dem na jeex na waaw. léegi am na ay équipe yu chargé booy ñoom ñooy yer chargement bi ñoom tam dañ leen di fay ñoom ñooy chargé plateau bi ñoom ñooy chargé ba guddi ba 4 dem ñu ngi fi woon ba 4 heures du matin di chargé ba 4 heures du matin noonu lañ koy jàppee kii fi la moom ñoo fi nekkandoo ba 4 heures du matin mu chargé après léegi rek mu dem nga fa ñu bind dem fa le bureau bind ko bon de sorte mu dem jox ko portier bi. macha allah kon yow téléspectateur bi ànd ak man boobu ba léegi delluwaat rek jaajëfal Thiénaba TV ci liggéey bu am solo bi kon leneen loo xam ne njariñ la nekkul fenn nag waaye ci commune Thiénaba la nekk ñu àndoon ak ki nga xam ne moom mooy monsieur le maire Talla Diagne ànd ak délégation bu am solo ñu ñëwoon fii ci usine bi ci tool yi nga xam ne moom mooy Youssou Mbergane Fadema SA macha allah nekk fii ci Ngomène di liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la ñu fekk leen nag ci période soble ak pomme de terre monsieur le maire wax na ko jigéen nañu lool li nga xam ni moom mooy korité gi kon yéen ñi nga xam ne yéen a ngi jàkkaarloo ak ñun bu ngeen soxlaa pomme de terre wala soble xam naa loolu après dinañ fay droit de publicité bu ngeen soxlaa pomme de terre ak soble rek da ngeen di waaxu ndànk ñëw fii nga xamee ni seen commune la nekk seen biir kër nekk seen buntu kër bu ko defee ñu ànd li defal leen ay prix yoo xam ne prix yu yomb la loolu moom mooy processus bi xam naa monsieur le maire dañuy àndandoo dem ci administration bi seen bureau yi bu ñu demee nag def benn jataay boo xam ne jataay yu tëcc la ci reportage bi nga xam ne tey jagleeloon nañ ko li nga xam ne moom mooy Fadema SA. d'accord waaw kon ñu dem jërëjëf sëñ Ndiame. xam naa ñu ngi visité pareegunu
waaye nag fi nu génne nii daanaka li ëpp doole fii la nekk parce que fi la pomme de terre bi nekk ak soble bi ñu fekk fii ay nit ñoo xam ñu am solo lañu ay jàmbaar gis nga pël yi nga gis yëpp ñu ngi dëkk fii ci pël gi ñëpp commune Thiénaba lañ dëkk muy lu am solo kon daal dañuy ñaan yàlla Youssou yàlla dimbali ko mais état bi gën koo teg loxo gën koo jàppale parce que lu mel ni ku am ci am réew nga xam ni dañ doon wax ni étranger yi ñoom ñoo koy def sénégalais yi wax lan man mais mënuñoo liggéey kii nag dafa boole jëf ak jariñ nit ñi mais boolewul ak i wax ndax ñu bari xamuñu Youssou Mbargane ku xoolul émence yi wala ñëwoo commune Thiénaba doo xam kan mooy Youssou Mbargane kon nag loolu daal lay ñaan président gën koo jàppale waaye gën ñoo jàppale ñun itam ba comme li ma wax léegi pêche rurale yi gën a dox ba jigéen ñi ak ñi employé yi fii nekk ñu mën a am ay orel yoo xam ñoo leen di yóbbu nga xam duñu sonn benn yoon waaw li nga gis nii ñu koy yóbbu nii yaakaar naa ni ñi doon visité ñoom lan wax ni na leen wutal tuuti pomme de terre pour ñu yóbbaale ko waaye ak soble waaye yaakaar naa ni it sunu kilifa di Baye Abdourahim Seck léegi la ma kilifa gi woo ma làqatu fii mu ne ma am na lu ma koy siyaare dinaa la ko jox nga yóbbaale ko xam nga loolu lu am solo la kon moom itam nana dolli ñaan bu baax rek lii gën a jëm ca kanam jërëjëf mu nekk lu am solo kon waxoon nañ leen ko léegi rek dañuy àndandoo dem seen bureau yi bu ko defee foofu la ñuy defee oto Pape Dieng baa ngi noonu waaw boobu mooy oto Pape Dieng bi noonu laa ko tuddee xam naa ne dama ko ci waroon bind rek en temps yi moom guddi gi lay liggéey mu ngi noonu suñu booy la suñu jarbaat la nekk ku baax kon Alpha ñu daal di dem rek foofu ci bureau yi mën a tëj nag suñu jataay bi nañ leen léegi délégation bi waaye bi ñu ñëwee ci tool yi fekk nañ fi kilifa yi nga xam ne tamit ñoom ñoo fi nekk fekk fii monsieur Dan Ngom bi nga xamee ni moom moo yore wàllu personnel bi macha allah ànd ak ñoom ci collaboration boo xam ni collaboration bu rafet la moom moo ñu defal résumé nag depuis ci suba fan lañ dugg ak macha allah rappelé ñu rek ni tool bi doxee bu ñu paree nag jox monsieur le maire Talla Diagne bu fekkee ni son directeur de cabinet amu ci ay kaddu bu ko defee monsieur le maire daal di yëkkati kaddu yi rek tëj ko ñu nag daal di doxantuwaat delluwaat kon monsieur Dan ñu ngi lay jaajëfal yaa sa gars yi ñoo mën a joxañ de waaw monsieur Diédhiou vous pouvez pas parler ou bien vous avez donné la parole à qui? Monsieur Dan Ngom. Dan Ngom. Oui. Donc c'est Dan qui va parler à votre place. Voilà. Ou bien on va ou bien Moussa Fadema. Dan va parler au nom de Fadema pour faire la synthèse. Oui. Ouais, d'accord. Donc Dan yaa ñu defal synthèse. waaw alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di rafetlu tey ji visite bi nga xamante ni moom la monsieur le maire def fii ci Fadema. di wax tey ji ci turu Fadema di wax rek ni Fadema kontaan nañ ci li nga xamante ni moom la monsieur le maire def ak délégation bi mu àndal. di ko wax ni wax dëgg yàlla soyez les bienvenus lañ ko wax. ñëw xool li nga xamante ni moom la ñuy liggéey fii parce que tamit képp koo xamante yaa ngi def lu baax bëgg nga koo gis ba wane ko. te fii vraiment macha allah ñu ngi fi liggéey di fi daan doole di fi dimbali ay doomu aadama kon mu nekk loo xam du la am solo fii nag moom li fi am maanaam mooy li am fépp rek presque mais personnel bi fi nekk personnel bu déggoo lañ bu joxante loxo lañ bu liggéey boo xamante ni liggéey bu mucc ayib la ci lépp nag ñu teg ko seen ci kilifa ki nga xamante ni moom moo ñu jiite muy monsieur Youssou Mbargane parce que dañoo wax ni peccum liir bu neexee nday jaa tey ja mbagg ya parce que tey am na conditions yoo xam ne buñ ci dugaloon kon xam ne xëy na lii duñ ko ñeme wala duñ ko def mais nag dañoo teg ay conditions yu baax a baax parce que fu ci nekk dugal nañu fa ngeen visité ko kon loolu tax ñun ñu mën di tey jii ñu mën koo représenté fii di ko waxal kon daal sant nañ ko ci seen teewaay bu baax a baax ci li nga xamante ni moom lay jëflante ak ñun di sant aussi monsieur le maire mi nga xamante ni moo déplacé woon ñëw fii visite bi nag visite la boo xamante ni comme ni ma ko waxee sànq rek daf ko teg ci li nga xamante ni moom la président di doxal fan yi muy actualité muy emploi parce que boo gisee conseil présidentiel bi ñu defoon moom ci tànk yooyu la toog rek ñëw bëgg a def restitution bi au niveau local ñëw fekk fi nga xamante ne nii créé woon na ko wala créé na condition yoo xamante ne nii jeunesse bi mu ñu ngi fi ñëwoon mën di liggéey mu ñëw visiter ba xam fan la toll bi mu ñëwee vraiment gis na loo xam ne lu sedd xolam la lu dal xelam la loo xamante ne nii Fadema muy secteur privé ñu ngi koy def parce que dañuy état mënul embaucher ñëpp mais mën na créer ay conditions yu nit ñi liggéey créer conditions yooyu nag secteur privé bi ci la bokk monsieur le maire moom la xam kon macha allah ñu ngi koy sant au nom de la jeunesse di ko sant tamit au nom de Fadema waa Fadema bi ñu ngi koy sant ba di ko sant tamit au nom ci population bi ci turu population bi yëpp ndaxte tey ji boo xoolee nit ñi seen bët li leen ko may ñi fi ñëw ay 400 et quelques personnes ci ay jigéen ay góor boo ko boolee lépp day presque day mat ay 600 personnes kon yaakaar naa loolu ku koy jël ci ab commune bu ñu bari defoon ni moom rek loolu dina kii kon monsieur le maire ñu ngi lay jaajëfal
la tàllal la loxo ni ne lii dafa war a yaatu lii rek dafay may fàttali bi sous-préfet ñëwee bari ci dem dafa ni Youssou dañ ko war a dolli mu gën a liggéey parce que lii muy def nii bu ñu ci amoon ñaar ci Sénégal indien dañuy mepp seeni debas dem parce que li ko ci gën a neex non seulement sénégalais la ba pare investir sénégalais ñëw di ci bénéficier wu kon macha allah loolu tamit ñu ngi tàllalaat loxo maire yi di tàllal loxo autorités yi présidents yi ñu fexe ba indi partenaires yi population tamit nangul leen ko xam ni liñ leen di defal maanaam ci ñoom lay jëmwaat parce que tey jii boo xoolee fii maire mi ko créé ba indi ko fi nii doomam liggéeyu fi soxnaam liggéeyu fi ay jarbaatam liggéeyu fi population bi ñoo fi di daal seen doole ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi dëkk feneen kon yaakaar naa loolu tey jii mooy développement loolu mooy économie kon nañoon xamaat ni maanaam li kilifa yi def ñun lañ koy defal kon sant nañ bu wax di gërëm yaakaar naa fi ñu jaar bari na dem nañ ci tool bi visité soble bi nga xam te ni moom lañ doon dóor a ji ak jigéen ñi ni ñuy def désherbage bi xool nañ tamit pivot yi li nga xam ne mooy arrosé soble bi ak gàncax gi xam ne moo fi nekk ñëw nañ ci bassin bi fi nga xam te ni foofu la mooy bassin de rétention bi comme ni ko jëy joxe foofu la ñuy def ndox mi di jógee fële ca Ndan loolu tamit lu am solo la parce que bi mu defee fii forage ndox mi doyut dafa prolongé dem ba Ndan ñëw nañ tam dugg chambre froide responsable chambre froide bi indi na leen ay leeral ci biir muy monsieur Jal Gueye moo yor conservation bi vente bi ak mise en sac bi foofu lañ koy defee mu nekk loo xam tam day générer foofu ay emploi yu bare kon daal li ñu mën a wax mooy kontaan nañ bu baax a baax ci ki nga xamante ni mooy Youssou Mbargane mi nga xamante ni moo fi implanté lii kontaan aussi ci monsieur le maire bi nga xamante ni moo créé conditions yi tax lii am fii ak visite bi nga xam def na ko fii te xam ne visite bi dafa ñëw ci heure am kon daal sant nañ ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm tamit aussi la presse parce que tey buñ doon ñëw toog fi di liggéey te kenn duñu ko waneel tamit duñu xam lan lañ fiy def mais jamono ji dafa laaj Sénégal commune Thiénaba xam lan la ñuy liggéey fii parce que tey buñ ko xamee nañ xam ne lii lu intéressant la ñu ko bëgg a liggéey di nga ñëw daan sa doole fii di wax rek fi muy tëjee mooy comme ñun fi ñu nekk muy ressources humaines di wax rek ñun li ñu bëgg ci ay nit pareeguñu képp koo xam ne bëgg ngaa liggéey muy góor muy jigéen boo ñëwee fii incha allah dinañu jël nga liggéey. aywa yaakaar naa ni foofu monsieur le maire dina ma baal jeunesse bi nga joxoñ te kenn ngi nii koo xam ne ànd nañu moom ci visite bi muy El Hadj Diop nekk jeune nekk Thiénaba El Hadj boo nuyoo ba pare message yow ñëw nga gisal sa bopp xam nga olof day wax ni weddi gis bokku ca lan ngay wax jeunes yi nga xam ne ñoo jàkkaarloo yow te nekk Thiénaba te lii nga xam ni ñëw na fi ci commune bi ñëwul ci ñenn ñu dul ci ñoom. waaw vraiment di nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp di jiital bi nuyoo bi sunu papa sunu sëriñ muy xalif général lu Thiénaba Baye Abdourahim Seck yàlla ñaanal ko yàlla yàggal ko fi lool mu ànd ak wér. vraiment fii bu ma fi ñëwee mën naa ne dugguleet parce que bii mooy sama deuxième fois ma ñëw fi. parce que bañ koy sunu première visite ñii ñëwoon man ci laa bokkoon. vraiment bañ ñëwee ma félicité Youssou parce que gis initiative bu mu def mu à travers ci commune Thiénaba tey bu ma fi ñëwaatee gis ni fi jigéen ñi ñëwee góor ñu ñëwee fi tamit damay gën a rafetluwaat di ko gën a ñaanal yàlla sa tool bi gën a dox vraiment tamit di ko ñaanal bon mu gën a am ay partenaires. vraiment tamit di lancer jeunesse bi yëpp parce que man moom xam naa ni moom suba moom. dinaa commencé ñëw séentu leen ma. vraiment tamit. nga ne suba di nga xëy si fii. suba dinaa xëy si suba moom. ku may wër ñëwul fii seet si ma. waaw sa gars yi am na gars yi kii de doo leen indaale. non foog moom ku bëgg di nga ñëw ku bëggul di nga ñëw. waaw suba moom bu may ñëw dinaa indaale ñu bari. waaw maa ngi nii. je suis présent. te tamit di leen wax ni vraiment lii nit ki bon bu fu sa teraanga nekk rek yaa ko moom parce que Youssou dafa initier def lii. mais moom moomatu ko ñi fi ñëw di liggéey. ñoom ñoo ko moom vraiment ñi fi liggéey ci di xam ni tamit nañu xam ni yëf yi seen yëf la Youssou di xam ni tamit ñi fiy ñëw ak ñi fi bàyyi ñu xam ni tamit ñi fiy ñëw tamit vraiment ñu xam ni ñoom ñëpp benn lañ tolérance man cee am. jàppale man cee am vraiment loolu rek laay am lu may wax di ñaanal yàlla vraiment lii nekk suñu commune yàlla def fa daal ñu gën a am yeneen yu gën a tool yu ëpp yi vraiment te tamit ku gis ngaay yi ak ba ñu ñëwee accueillir bi ñu accueillir vraiment daal jéggi na dayoo quoi. macha allah vraiment di sant. di gërëm di leen ñaanal tamit ñi fi nekk yàlla may leen wér ak fan wu gudd quoi jërëjëf. amiin yaa rabbal aalamiin yàlla nañu yàlla may wér ak fan wu gudd macha allah gën a yaatal xéewal yi te ñu jëriñoo ko ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam loolu moo nekkoon kàddu El Hadj Diop monsieur le maire yow yaa ñu tëjal jataay bi teraanga la ci suba ak léegi naaju tàng na
waaye terewul dugg nga ci naaj bi fekk fi ñi nga xam ni ñoom ñooy sa njaboot mooy population commune bu Thiénaba fekk nga soxna yi ci naaj wi waaye góor ñi nga xamee ni tamit des fois dañuy yëkkati lu diis fekk nga leen ca fële nga xam ni foofu la ñuy stocké ñu nekk fa ñoom tam am fa ay taxawaay yu am solo waaye am na ci ñoo xam ne personnel boo xam ni guddi la ñuy liggéey ñooñu fekk ñu leen fi waaye seen i tur tudd nañ ko ndax ñu ci bari yaa jàpp seen loxo fexe ba dugal leen fii ñu mën fee jëlee teraanga di ko yóbbu ci seenu dëkk ci seen i kër commune bi yaatu na suuf si yaatu na question bi xam naa ni boo nuyoo ba pare dugg ci yenn nga yóbbaaleel ma boobu rek mooy partenaires yi ba ñu mel ni Youssou Mbergane am nga ci ñeneen ñooy jàpp seen loxo dugal leen ci commune bi. waaw jërëjëf sëñ Ndiamé. ñu ngi santaat yàlla bu baax. ñu julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. di nuyuwaat Baye Abdourahim Seck xalifa généralu Thiénaba. aussi di sant Youssou waaye di ko jëkki ci ñi nga xam ni ñoom lañ fi fekk. muy Géeju ak Moussa. ak ñoom dan ak jigéen ñi fi fekk ñëpp. vraiment tey gis nañ lu kawe suñu njort. damay jëkkee rek fii dan daaneele. parce que léeg-léeg di nga wax benn baat. boo génnee gaa ñi daal di koy sensé. toggaat ko. ba mu doon fukki baat. dafa wax ni ñi fiy liggéey. doomu monsieur le maire nekku ci. jarbaatam nekku ci. soxnaam nekku ci. waaye lan moo tax nekkuñu ci. yaatal. waaw. ñi ma fi mujj andi kere bi ni ñëw sama doom laa leen booleel. ma ñëw ma ne ko yéen ñëpp bu ngeen mënee jàll. jàll leen yéen ñëpp bu ngeen mënta jàll bàyyil ak ñoom te retiré wu. muy Ousseynou. loolu la def. foofu la dan waxe waaye du caagi nag li fi nekk. sama waa kër dañ cee bëggut a liggéey. wala da leen a jomb. beneen bi ci des mooy. hélas li mu wax ci xale yi. bis bu nekk ngay dégg wala ñuy bind. emploi. emploi fukki yoon ak juróom-ñett par jour. waaye ñëpp mënu leen ci bureau yi. dëgg la. état mënta jël ñëpp. waaye lii mooy emploi. dëgg la. xam nga fan yële. dégg nga ma wax ni juróom-ñaar fukki nit ak ñett. dugal naa leen ci place ñuy liggéey. mais xamal naa li fii mais dama koo réservé. ndax dégg ngeen ñu wax ni. waxan naa ne am na partenaires yoo xam ne dañuy jëlal. 700 personnes. dëgg la. waaye 700 personnes ñi ko war na jël. mooy isunu karo bi. bi war na def ci sama commune. mais isunu karo bi tey bu fi sampe woon ak lii Youssou Mbergane def tey. mais kan mooy des commune Thiénaba. te moom 700 personnes la war na jël. mais politiciens yi ko yàq. parce que politique laa nag. politicien laa ginnaaw politicien laa bu may lijjanti loo xam ni politicien moo koy lijjanti bu ko politicien yàqee il faut ma ni politicien moo ko yàq. mais du population. parce que population bi xamuñu nu mu demee. parce que tey lii Youssou Mbergane def fii tey bu fekkee ne wan ñoom ba nu demee ci waa Ngomeen déggal nañ seen i wax. opposition bi déggal nañ seen i wax kon lii du fi am tey. mais mëneesul nekk ci am réew nag bëgg réew ma dox te loo andi muy lu baax ñu ni baaxul mu dem. bu lépp demee lu fiy ne. kon ñoom laay woo. tàllal leen loxo ñu bàyyi message bi bu yàq bi tey yónnee message buy defar. nanu wax nit ñi soosi ci boppam. Youssou Mbergane léegi laa doon jokkoo ak moom. mun ma boo amee feneen foo ma jaxaat 100 hectares dinaa def li ma def fii. mi ngi fi. waaye ñan ñoo ko yor nit ñi. nit ñooñu nag laa bëgg ñu ubbi seeni xel. ndax nga yor suuf 100 ans. sa maam yor ko ba dem. mënu caa defar bâtiment. sa baay yor ko ba dem. mënu caa jënd aw oto. yow nga yor ko tey say njaboot yaakaar la. te nga gis ku ko mën a liggéey koo xam man nga cee réussir mais jox ko ngeen ànd liggéey buy dem fa la koy bàyyi. lii rek lañ doon waxe du leneen. mais ñun maire yi moom amul suuf su muy joxe. amul suuf su muy jaay amul suuf su muy tayle. waaye nag askan wi saa bu nu gisee ni am na loo xam seen njariñ la ba jàpp ni lii baax na ba joxe ko suñu dikkee ma wut kayit yi loolu moom obligatoire. kayit yi nag wut ko du force. conseil municipal bi ñoo koy joxe. waaye conseil municipal bis bu nu am majorité pour joxe ko parce que lii njariñ la. conseil municipal bu watewul woon lii tey ñu boycotté ko ba lii bañ fee am tey sunu soxna yi ak sunu jarbaat yi tey fan la ñuy jóge lu ñuy dépassé bu la neexee di liggéey une semaine ñu tencal la ko. parce que bis bu ne 2500 fukki fan yi 25000 la.
weer yi 75000. su la neexee nga bàyyi ba weer dee ñu jox la ko. waaye koo xam ne am nga soxla suba liggéey nga tey ba pare boo tàllalee soxla ñu teg ko ci fii moom dara du fi tag. kon loolu moom dama ko ciy gën a leeral. bi ci des mooy ñii nga xam ne ñoom laa àndal visite bi. ñu gunge ma. yëg-yëg bi ma ci am rek ñoom lañ ci am. ndax tey mooy sama 2e visite. waaye lan moo tax bari ma fiy tànk mooy dama signante wan Youssou benn contrat. ne ko lii laa bëgg ba mu commencé ma dem dikk contrôler ba xam li ma ko waxoon mi ngi koy def ma dikk fekk ko fi kon lu ma fi wutaat. tey jii nag dama doon wat nit ñi ni leen 700 personnes yooyu ma doon wax usine karo bi dem na waaye mbargaan a ngi fi. kon ku bëgg a liggéey boo dikkee liggéey. kon amul yamukaay. dëgg la. kon maa ngi ñaan commune Thiénaba ñu gën a takkuwaat. te bañ a déposé ay demande nag yoo xam ay bureau la laaj amul état bi amu ko. man mi awuma ko keneen amu ko. tool yee fi ne man damay futti ku dem liggéeyi fii tey 105 hectares ngeen fi fekk man rey bay naa 113 hectares gerte. bay 64 dugub. bay 30 hectares ñambi. te ay fas laa koy bayee. kon tey su ma amoon matériel maag Youssou ñu làng fii kon commune Thiénaba kenn waxatu ko. kon dañuy ñaan état bi gën ñoo jàppale moyen am ñu liggéey lu yor réew mi. commune Thiénaba suuf si damay wax ni sama suuf dafa tàlli. amul dongo. amul xorom. te amul xeer. amul dongo mooy suusu dëgër ba kenn mënu koo liggéey. kooku mooy dongo Alpha Sarr moo ko xamul xam naa ni. amul fii. xorom amu fi. xeer amu fi. kon yomb na. kon nan ñu dimbali partenaires yi ñëw population bi ubbi ko jox leen suuf ñu liggéey ko boo ñuy dem fi leen koy bàyyi. monsieur le maire am na laaj boo xam ni su ma la ko laajul ñii seetaan duñu ma ko baal Mbergane ñëw na commune Thiénaba bien vrai que mu ngi liggéey bu am solo ci wàllu emploi mais en contrepartie lan la ban apport la indiwaat ci commune bi askan wi lan lañ ciy gis. waaw apport bi mooy faj soxla. Sénégal li ko lëmbee mooy manque de dépasse. moo tax nit ñi naa amuñum xëy. li mu nu porteel mooy ñi doon ñëw ci sa bureau. di la wax ne awma dépasse tey gisatuma leen. ñu nangoo liggéey gisatuma leen. ordonnance sax mënees na koo tarare. parce que ku feebar mënoo liggéey. waaye dépasse. déedéet sama dépasse dama ko manqué. ku ko manqué rek da ngaa ñëwul ci Mbergane. muy góor muy jigéen nag maa ngi ñaan ñëpp. gàntuwuma nag dama leen teg ci aw yoon. bu dee ordonnance nag na ma doon def rek laay def. lu ma am bokk naa ko ak ñoom. parce que ku feebar te mënoo faj sa bopp. loo am bokk kook moom. waaye daal sëñ Jàmme kontaan nañu. te am naa yaakaar dañuy gën a kontaan. ndax président Macky Sall lii la soxla. ndax forom bi mu woote jam ñaaju barki démb. emploi des jeunes moom moo taxan mu woote ko. ci Sénégal amul benn maire bu ko woote waat. ginnaaw président Macky Sall. ku dul man la 23. kon maa ngi ñaan. jeunesse su Thiénaba. magi Thiénaba. góori Thiénaba ak ndaw yi. la 23 bu kenn des. est-ce que bu bis baa. duma man loo ministre bi. ministre emploi ba andi ko fii. parce que lii nag lii suy def moom la koy defal. kon defe naa visité ko. doon na baax dinaa ko ñaan nag néew ma dina am. parce que bokkul ci programme bi. waaye dinaa ko ñaan su ma ko mënee may. dinaa ko ñaan pour mu dem. di ko xool lii. ba xam lan la ñuy mën a dolli. ba emploi du zone ci jeune ci commune Thiénaba gën a yokk. mu nekk lu am solo kon gis nga ko macha allah kàddu yooyu moom la monsieur le maire yëkkati mu nekk kàddu yu am solo ci visite bi nga xamee ni moom mooy visitu fii nga xamee ni moom mooy projet Mbergane bi liggéey ci wàllu mbay mu nekk lu am solo kon monsieur le maire yaakaar naa ne du ñàkk loo dolli. waaw li may dolli rek mooy di santaat kilifa yi. ginnaaw bu ñu santee Baye Abdou. dañuy sant gouverneur. di sant préfet département mais dañ sant sous-préfet. mais di sant commandant. parce que premier adjoint mi ngi ni ànd ak ñun ci visite bi. mooy lu am solo loo xam mësu fee am. kon xam nga ni ñii. li leen indee Thiénaba xam nañu ko. dëgg la kon lépp loo xam ne askan wi soxla nañ ko. dañ ciy ànd ak ñoom. ba nu am leen bëgg. moo tax may ñaan askan wi. ñu dimbali leen. nan leen di dimbalee mooy jub.
ñoom suñu jubee kenn du sonn waaye bu juba di amee rek ñoom ñu sonn ñoom nag yàlla dogal na ñoo tax ñu andi leen fi kon nañ leen jàppale gën leen a jox loxo gën leen a téye ba Thiénaba gën a jëm ci kanam Dan moom itam ñu ngi koy sant bu baax ndax ci commune Thiénaba la dëkk Youssou mënoon na fab cër bi mu ko jox mu am lu muy tànn mais lam ma waxan mooy couleur politique du ci feeñ amul ma Samba amul ma Demba ku ànd ak yow dinaa ko jël ku àndul ak yow dinaa ko jël defe naa boo dikkee fii tey yaakaar naa ne lépp leer na moo tax ma bëgg nit ñi ñuy jige maire bi bu baax ndax damaa wax ci Touba Gueye keroog benn baat ma ni ku may critiquer danga maa jigewul waaye soo ma jigee dootoo ma critiquer parce que man commune Thiénaba dem rek moom laa soxla mais ndaw yi am lu nu jàpp moom laa soxla mais population bi am xéewal moom rek laa soxla kon Dan ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la yóbbante ci imam ne ko ñoo ngi koy sant démb ñoo ngi koy sant tey parce que lii ñoo ñu ko ubbil ba lii mën a am tey su fekkee ne woon Ngomeen joxewu ko woon kon jafe-jafe mën naa am tey kon dañ koy sànni ba jaayaan koy du dem nag parce que li nekk fii tey am naa leneen lu ko ëpp am naa loo xam ne bu nu ñëwee jaayaan foo xam ne boo soxlaa 500 hectares dinaa la ko jox te doo àgg ci dëkk te ñëpp pare nañu pour liggéey waaye nag danoo wax ni commune Thiénaba boo nee commune Thiénaba nag da ngay fab li gën a jige nga andi ko Thiénaba su ko defee bu ñu ko téyee ñu bokk jariñu bu ñu ko téyewul ñu puus ko waaye téye nañ ko nag kon ñoom itam ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm di ñaan yàlla daal di sant sëñ Mame Mor bu baax ndax doomu sëriñ Thiénaba la nekk nituk diine waaye bokk ci conseil municipal bi kon sëñ Mame Mor ñu ngi lay sant di la yóbbante ca Baye Abdou ni ko na dolli ñaan parce que lii lu am solo la di sant sama directeur cabinet Adama Diop kii dend ak man duma ko sant moom sama soxna la parce que da doon wax ni may itam toogaay bi ëpp na léegi damay ànd ak yow bu ma gisee lu dal sama xel su ko defee may itam bu ma xëyee mën a dem pour jéem a liggéey ma ne ko bu ci am looy rus parce que bu doon loolu du ma nekk maire nekk au conseil di jàpp machine di déqi kon maay jabaru monsieur le maire maa nga ànd ak population bay liggéey ndam la kon yow itam bu subaa bu xëyee futtikul ñëw nga ànd ak El Hadj Diop ànd ak El Hadj waaw El Hadj moom El Hadj obligatoire la El Hadj moom dama koo sànni xeer ma ne ko El Hadj taatu garab yi vraiment du faj dara nanu dem ci tool yi moo tax mu ni moom bu subaa mu xëy nekk lu am solo merci jërëjëf yaakaar naa ni ñu ngi lay jaajëfal monsieur le maire kontaan nañ bu baax a baax ndax Thiénaba TV tamit amul lu dul commune du Thiénaba lépp luy développé commune du Thiénaba loolu la am kon lu ñu ko wooyee rek loo xam ne ci développement bi la ak luy fésal njëriñ ci biir commune bi bu génnee sax commune bi Thiénaba TV dafay dem jëli ko andi ko bokk ko ak askan wi nga xamee ni ñoom la ñu jàkkaar lool di la jaajëfal bu baax a baax jaajëfal délégation bi nga àndal benn par benn waaye ñu ngi jaajëfal monsieur le commandant bi ñu àndal xam naa ni waroon nga koo teel a wax ndax ci soo ba léegi ñu ngi ànd waaye man ndekk xaw ma woon ni sax ab commandant la àndal loolu te loolu nag monsieur le maire loolu wóorul de waaw nañ koy teel wax commandant ñu ngi lay jaajëfal di la souhaiter bienvenue à Thiénaba yàlla na yàlla yombal waaye maa ngi la koy wax léegi rek ci biir wax booba sax xaj na ràññewu ma la ma ni na grade yi yokku bu baax a baax yàlla na yàlla def ko Moussa sama Thomas merci waaw kontaan nañ bu baax a baax Diédhiou on est content donc ñu ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla def jàmm Alpha Sarr la ñu àndoon nag ci reportage bi tey sonn na lool nag waaye yàlla na yàlla def jàmm filmu Youssoufa yi ñuy dawal Thiénaba TV ba Youssoufa siiw fépp Alpha nee na nañuy bàyyi xel Youssou yi xam naa ni Thiénaba TV à votre disposition pour la couverture de vos événements, pour la couverture médiatique des grands événements. Si elle t'a plu, appuie sur abonner et sur la cloche pour ne plus rater les vidéos qui suivent. Thiénaba TV avec vous avant, pendant et après.